réew maa ngi jooy askan wi tamit ñu ngi yuux wàllu ba tax na ne li nga xamante ni moom mooy électricité bi gis nañ ne wàllum courant bi dañ koy yokk li nga xamante ni moom mooy ndox diggante Suez ak SDE problème bi kenn xamut ni mu demee te askan wi fi mu toll nii nekk na askan boo xamante ni xëy na mar nañ xiif nañ te ñu ngi wuxu wàllu. waaw askan bi de wax dëgg yàlla yërëm naa leen te ñu ngi xeex pour courant bi wàññeeku dem fi mu demoon su fekkee mënta gën a wàññeeku waaye askan bi kenn mënu leen comprendre ñu bi ñuy campagne waxoon na leen ne Macky Sall ba faloo lépp lay yokk ñu fal ko luñ bëgg ñu def ñun lu ñuy waxati xanaa wàcc xeex terrain bi kese lañ mën def fi mu toll nii wax amatul njariñ maa ngi dégg ñu naan policiers yi wàcc ñu policiers yi lu ñuy defati campagne nañu dugg sa dëgg wax ak ñoom. réew maa ngi jooy askan wi tamit ñu ngi yuux wàllu ba tax na ne li nga xamante ni moom mooy électricité bi gis nañ ne wàllum courant bi dañ koy yokk li nga xamante ni moom mooy ndox diggante Suez ak SDE problème bi kenn xamut ni mu demee te askan wi fi mu toll nii nekk na askan boo xamante ni xëy na mar nañ xiif nañ te ñu ngi wuxu wàllu. waaw askan bi de wax dëgg yàlla yërëm naa leen te ñu ngi xeex pour courant bi wàññeeku dem fi mu demoon su fekkee mënta gën a wàññeeku waaye askan bi kenn mënu leen comprendre ñu bi ñuy campagne waxoon na leen ne Macky Sall ba faloo lépp lay yokk ñu fal ko luñ bëgg ñu def ñun lu ñuy waxati xanaa wàcc xeex terrain bi kese lañ mën def fi mu toll nii wax amatul njariñ maa ngi dégg ñu naan policiers yi wàcc ñu policiers yi lu ñuy defati campagne nañu dugg sa dëgg wax ak ñoom tegal leen benn programme bu bees xamale Macky Sall bu faloo lépp day yokk fi yëpp prix yëpp dina yokk ba nga sentir na yow sax yow nekkatoo Sénégal ñu malgré tout ça ñu votel ko Touba Thiès Ziguinchor niñ ko fa tëree bu ñu ko tëroon noonu Dakar mu perte élection yi. mais est-ce que kon waa Dakar kon am nañ ngëm-ngëm. am nañ ngëm-ngëm peut-être am nañ ngëm-ngëm mais peut-être moom moo leen doy rek nit moom da nga ko respecté choix mais nag après nag mu assumé choix boobu vraiment dëkk bi métti na nit ñi sonn nañ mais lu ñu si mën ñun yuuxu na mi waree yuuxu ba wax nañu naan noo waxu politicien rek la tey lu ñu mën def xanaa wàcc mbedd mi ànd ak gars yi xeex rek ndax ay sénégalais mu ñëw toog parce que lu mu dee am yoo xam ne votel lañ ñooñu votel ñu sax dina tax ñun ñu xeex parce que ñoom gëmu nañ li ñu doon wax ñun ba ñu votel ñu mais nañu ëpp nag Macky lañu votel si li gars yi wax donc te ñun gëmuñ ne moo gagné dàquruñ si it gëmuñu ko. léegi la moo tax yéen gëmu leen ne moom moo gagné. waaw mais parce que gañewul Macky sax xam na ne gañewul élection yi. yéen loolu foo ko teg. mënuloo perte Touba perte Thiès perte Ziguinchor Dakar nga am ballottage gañewoo am 48% na yaa ngi élection yi moom dem gonfler ay résultats si àll bi. kon bu amee seetlu kon élection yi ñu weesu ngi tëddee mi da ko sàcc. élection yi leerut tegul si yoon leerut ñëpp xam nañ ne leerut fichier bi baaxut taxawul. fichier boo xam ne da ngay ñëw nekk sa carte électeur bureau 3 nekk si nga ñëw si fichier bi ñu ne la bureau 8 ngay voté mooy fichier bu fiable dara fiable si fichier bi dara baaxu ci xam nañ loolu sa ñëw. mais yéen Abdoulaye Wade wax na leen ko avant ngeen dem élection de leen fichier bi ngeen xamante ni moom ngeen demee élection fichier bu baax du fichier bu baax. waaw mais il faut la ñu dem parce que élection jot na ba pare nooy defati da ngay ne dem élection non leader du boycotté man bokkuma si ñi gëm ne dañu war a boycotté à tout prix dañu war dem élection. après nag ñu paye les pots cassés nag pare defarwaat xoolaat suñu bopp nag xoolal ñu demaat élection loolu laa gëm loolu lañ def donc ñëpp ñu assumé ko. li da du boycotté léegi lan moo tax léegi nangul leen dem wuy ji li nga xamante ni moom mooy dialogue national bi. dialogue bokk na si ñun dialogue bi ñaan na Khalifa ñu ngi si dialogue bi ñaan na Idrissa Seck ñu ngi si dialogue bi di xaar nag conclusion dialogue boobu lu muy joxe voilà na def comme Ablaye Wade comme Abdou Diouf kon consensuel bi 92 Abdou Diouf daa waxoon ne lu ngeen indi du mu changer virgule. moo tax alternance am en 2000 Macky na topp tànk yooyu voilà mais ñun ñu ci dialogue bi ñun moom du ñu bañ waxtaan parce que réew yi am guerre sax waxtaan la ñuy mujjee ñun nag suñuy réew guerruñu bañante wuñu ay adversaire politique lañ ànduma ak Macky àndul ak diw noonu lañ demee mais bañante wuñ suñu biir mais loolu mënul tax ñu bañ a waxtaan comme woote na waxtaan mais na ko gëm nag voilà na ko gëm. woote na waxtaan na ko gëm
loolu mooy message bi nga xamante ni kii nga xamante ni moom mooy monsieur Diop di Madiop nekk maire bu Grand Yoff di lancer li nga xamante ni moom mooy président de la République bu Sénégal gis nañ ne tamit fi mu toll nii askan wi tey wàcc nañ ci mbedd mi ngir def li nga xamante ni moom mooy set setal dëkk bi ndaxte gis nañ dëkk bi ni mu mel ci wàllum mbalit gis nañ dëkk bi ni mu mel ci wàllum li nga xamante ni moom mooy ay bagage yu baaxut ak bagage yu yàqu rawatina fii ci Grand Yoff des fois ñu gis fi oto yu xamante ni wala ay dëkkuwaay yu xamante ni sax xëy na yéen a tut maanaa doomu aadama yi di fa dëkk te ba tey boo demee ci kër yooyu di nga fekk doomu aadama yi ñu fay yewoo léegi ñu bëggoon nga wax ñu ana yow lan mooy sa xalaat. sant yàlla dama kontaan xam nga may retaan li daa wane ne Khalifa moo ëpp Macky Sall vision dama kontaan. Khalifa moo ëpp Macky Sall vision. bi Khalifa di def Macky nekkagul président Macky ñoo nekk président xañ ko dama mën naan du jeex mu doo ko d'accord ne kon li Khalifa gisoon dëkk bu propre bu set bu cadre de vie bi baax loolu moo war Sénégal mu ñëwaat si Khalifa du moroomam Khalifa def na ko 5 ans defaat ko 5 ans moom mu doog ñëw di ko def te moo ko bloqué woon bloqué lépp lu Khalifa war a liggéey Dakar tey d'accord na ne Khalifa du sama moroom parce que li mu gisoon 10 ans si ginnaaw maa ko doo gis tey Macky Sall man tey mais au moins il est honnête parce que gis na ko par mais ñëwaat na nag ne la bàyyi ma topp tànk Khalifa yi nag pour Dakar 7 le président a été très honnête franchement parler parce que li bon mooy gis dara baaxul nga nuur si sa morom def ko nga bañ a wax baax na mais waxu ko baax na mais wan na ñu ne li Khalifa Sall gisoon démb ah loolu baax na maa ngi koy toog sama tànk je suis très content et très fier. Grand Yoff ñu mi ngi koy désencombré Macky xalaatagul grand encombrement te bi nga désencombré dañoo ñëw bay départ police ñëwul gendarmerie ñëwul kenn ñëwul dama ko désencombré sans les forces de l'ordre Grand Yoff 2014 2015 ñëpp ñu téye ñëpp kenn ñëwul man fi laa dëkk ma dindi ko sans police sans gendarmerie temps boobu gëmul woon désencombrement moo tax kenn ñëwul mais tey sooy liggéey léegi gars yi ñëw accompagner la beneen bi ñu ngi dindi pono yu jàmbur yi mais xanaa Grand Yoff leen ciblé Yoff laa ñu benn pono Yoff ba pare autoroute bi am na pono yoo xam ne dañu leen ay benn yu ñu bàyyi waru am un poids deux mesures pour man lépp la ñuy dindi te ñoom pono bu ñu bàyyi dindi wuñ ko ñun dañu ko dindi parce que amul ku mën a am na ko amul ndey lépp lañ war a dindi moom lépp nga dindi baa nga bàyyi lépp rek mais pono bu ñu bàyyi ñoom parce que nee nañ emprise autoroute la d'accord mais suñu biir espace géographique la nekk suñu biir commune la nekk suñu territoire la nekk ñooy jox autorisation yi autoroute dafay joxe rek avis mais bu ñu dindiwul ñoom ba ko foofu ñun daañu lépp ba mu set parce que fii nag Sénégal ñëpp bokk yem régisseurs yi ñëpp a bokk yem amoo droit favoriser régisseur bi kii nga koy pénaliser tegul ci yoon mais daal loo mun ci dégg daal gis naa leen tey ñu wër Dakar di bale lu baax a baax la mais li ma bëggloo rek mooy heureusement pour ñun Khalifa ko am vision la te Macky moom moo dëggal loolu. dëgg la ku wax ceet wax wér-gi-yaram ba tax na gis nañ ngeen di taxawal bërëb bu fajukaay bu am solo. ana fan la bërëb boobu toll jamono ji ñu toll nii. instant yi daanaka pare na parce que li gënoon a metti mooy def fondation yëkkati ko dale ko def raax bi ci biir andi ko yëpp pare na yi des ñu deuxième phase bi mooy carrelage ak peinture ak defar porte yi donc ñu ngi ci. parce que du foofu rek parce que boo xoolee ñun bi ñuy ñëw Grand Yoff dañoo luye woon beneen bâtiment di fay chaque mois 2 millions léegi tabax nañ beneen bâtiment bu bees ci biir annexe bi boo xam ne mairie boo xam ne léegi dootuñu luyeeti pare na su ngeen amee jot semaine prochaine nga ñëw ngeen jël ko dina fekk gars yi commencé fa liggéey état civil bi tamit dafa yàq woon daanu carrément defar na ko ba mu bees pare na fii ak dans 10 jours gars yi dañ fay delluwaat donc du foyer du maternité bi kese la ñuy defar. ensuite boo xoolee tey marché Arafat bi tey dafa daanu woon tey boo demee nga xool marché moderne la parce que dañu bëgg Grand Yoff nekk repère gars yi di si roy di xool li ñuy def si lu baax rond point Esteban bi tey soo demoon si côté mairie bi bu njëkk ba dépotoir d'ordures la woon takk ay charrette dama xool tey 31 décembre bi Grand Yoff yu bëri fu lañ demee tey ak seen njaboot def fa seen réveillon
loolu ça veut dire que ñun loolu moo ñu toxal tali marché bi commencé nañ ko pavé instant bi wax ak yow nii depuis 1 mois ñu ngi koy désencombré pour continuer pavage bi donc ñun ñu ngi si mbir yooyu depuis bi des nag mooy marché Grand Yoff dañ ko war a defaraat marché bi ñu ngi si parce que rapport protection civile daf ñu wan ne marché bi baaxatul dañ ko war a defar te incha allah ñoo ngi si tànk yooyu donc Grand Yoff daal fi mu toll nii mi ngi si chantier li am solo nag mooy peut-être xëy def lépp mu sotti kenn mënu ko mais li am solo mooy bu ñuy dem ñun keneen di ñëw na fekk chantier yoo xamante ne mi ngi en cours mu yeggale ko kooku buy dem aussi bàyyi ay chantier mu yeggale ko loolu moo am solo dañu waxoon nag waa Grand Yoff fii yaakaar naa li ñu waxoon na ñoom yëpp benn moo si des wala ñaar mooy foyer Grand Yoff bi ak marché Grand Yoff te incha allah am na yaakaar yooyu yëpp daañu leen laal avant ñu yegg décembre incha allah. kuy defar ku nekk di nga bëgg ñu jàppale la parce que mosuñoo gis kuy defar ñeneen ñi di yàq ba tax na ana lan ngeen di wax ñi nga xamante ni moom mooy partenaires yi nga xam ñoo ne ci biti pour ñu ñëw jàppale leen. waaw partenaire nañuy jàppale xam nga Grand Yoff nag problème mooy amul usine amul dara ay banque fi nekk mais ñu ngi ñaan aussi banque yu jàppale ñu parce que aussi boo nekkee fenn responsable sociétal d'entreprise bi ñuy wax commune bi da ko war a sentir boo amee entreprise quelque part li nga am si ay bénéfice war na mun def benn investissement si commune bi mais Grand Yoff amuñu chance boobu mais quand même état bi ak PACASEN bi am na njariñ parce que PACASEN tey dañu permettre yenn chantier yu bëri tey ñu mun ko defaraat suñu bopp yoo xam ne PACASEN moo koy financé mais aussi PACASEN bi bu ñëwee tamit ñu fépp mu war a am ay recette ñu dindi ko day mel nañ koy compenser rek nekkatul benn surplus dañu indi PACASEN pour daaneel suñu panneaux publicitaires yi dindi suñu parking auto yi mbedd yi doo amati fu amee recette est-ce que am na solo trop pour man mun nañ xoolaat ni ñu organiser woo ba dëkkuwaay bi rafet mais commune aussi ñu bañ a xañ ni am ay recette mais ñu jéem a xool nu ñuy rationaliser yenn activités yi nga xam ne dafay jëriñ Grand Yoff mais en tout cas banques yi daal yi fi nekk daal ñun ñu ngi ñeen taal loxo ak ñi nga xam am ay partenaires privés lañ mën seen bopp ñu xool nu ñu accompagner parce que waa Grand Yoff moom bëgg nañ seen bopp ba may pavé tali bi rek am ñoo xam ne ñëw nañu indi seen béton seen su yóbbu usine ba ne fabriqué leen ñu jàppale leen ko ci pavage bi donc waa Grand Yoff bëgg nañ seen bopp bëgg nañ seen commune bëgg nañ jàppale seen maire mais doole yi ñoo xaw a néew donc ñu am doole dëkk fii ñu ngi leen di ñaan vraiment lu ñu mën jàpp ñu jàpp ci quoi. ginnaaw bi ñu randalee li nga xamante ni moom mooy élection yi nga xamante ni mooy élection municipale yi ba pare li ci des xëy na bareetul parce que li ci des bareetul noonu léegi ñu bëggoon a xam ana lan ngay wax sa waa askan. bon mooy ñun de demande sàkkuwuñu ranal bi te ranal bi tegul ci yoon tegul ci dëkk élection jeex na suñu mandat jeex na ñu war a demaat utuwaat baatu askan bi pour ñu falaat ñu baa ñu bañ ñoo falaat mais xëy rek toog nañu yokk élection yi te yow jotoo benn këyit bi wane ne yaa ngi élection nañu ko yokk loolu ban genre yokk élection la def lu la neex la mais li am solo mooy ñun pare nañ bu doon suba it pare nañ élection bu la neexee nekk suba pare nañ bu néewoon xëpp te man gëw ma ne 2021 la man gëm naa ne dañuy jéem a nelawal pour préparer suuf comme d'habitude ñoom la leen tàmm daal dina xëpp mais li ñu may chance nag mooy 6 mois avant élection dañ ko yëg parce que 6 mois avant élection kenn waratu laal fichier électoral bi te pour nga dem élection foo nga def révision liste électorale bi defaraat fichier bi doo dem élection te 6 mois avant doo ko laal donc ñun lu mu dee 6 mois avant dañ ko yëg mais instant yi bu doon suba la pare nañ parce que on a un bilan bu ñu mën présenté waa Grand Yoff fi bilan bu leer naññ nag quoi boo xamante ne bi ñu ñëwee ñu nekk maire li ñu fi def à part Khalifa Sall benn maire defu ko fi éclairage public éducation santé cadre de vie benn maire defu ko fi loolu fierté la pour équipe bi yëpp ñu àndal 2014 2019 voilà. ginnaaw bu noppee foofu ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi. tàggatoo bi mooy di souhaiter waa Grand Yoff yëpp mais meilleurs vœux bi mooy sama première sortie année 2020 di ñaanal waa Grand Yoff yàlla dafa leen sutura yàlla sàmm leen xale yi fi nekk di daan seen doole yàlla dimbal leen ba ñu mun yor seen wajur yi xale boo si gis muy xëy suba ngoon dimbal wajuram moo nekk si boppam ñi tawat yàlla wéral leen ñi nekk si kaso yi yàlla génnee leen ñi nga xam ne yàlla dafa def ay trof si ñoom seen wàllu àdduna yàlla tegg ko yàlla jàppale ñu yéen tamit yàlla dafa leen sutura ba seen site bii mu dem ba nekk télévision parce que boo xoolee ay jeunes kese ñoo si nekk te lii mooy créer emploi donc ñu ñaanal leen sant leen yàlla ñaan yàlla nag yàlla na Macky Sall daanu Khalifa Sall remplacé ko